RFM matin 7h42 sunu gan Lansana Gagny Sakho salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. di fàttali yaay directeur général ONAS office national de l'assainissement maanaam lépp lu assainissement ci réew mi yéen lañ ko dénk nawetu ren bi dafa fësal ni problème yi bëri na ci réseau bi fi fàtt bëri na indi ay taataaki mbënd. lu tax ñu nekk ci 2019 di am jafe-jafe yu ni mel yi ñu seetlu ci nawetu ren bi. waaw damay commencer nuyu la di leen gërëm di leen sant di aussi nuyu seen auditrice ak auditeurs yëpp. waaw lu indi jafe-jafe bi mooy d'abord ñaari facteur bi ci njëkk jiitu mooy taw bi dafa bëri leen beneen bi mooy aussi teelu ñu commencé loolu foog ñu wax ko opération curage yi loolu aussi nekk na gàllankoor mais toujours bu may wax man damay dellu. loolu moo ci garaaw kan moo ko waroon def. maanaam fàttal ñi tiwo yi. waaw lan moo tax ñuy fàttal ñi tiwo loolu la ñu war a njëkk a poser question defe naa bu ñu doon def li war loolu du am mais ñu dellu si xam nga booy liggéey ci dëkk da ngay def li ñuy wax procédure de passation de marché yenn saa yi da ngay dem ba joxe ñu ne déedéet d'accord ñu procédure bi moo yéex mais loolu c'est normal kon dañu bëgg rek lu transparent mais bu procédure bi yéexee quand même bi ñu ne kii ak kii ma war a liggéey commencé nañu liggéey loolu moo ko yéexal du dara lu dul loolu. mais li ma mën a wax aussi c'est que lépp ci càggante état la état moo yor wàllu marché moo yor kuréel gi nga xam ni moo war a réguler marché yi yéen kilifa yi itam bu ngeen teel a jóg teel a dugal appel d'offre bi xaw ma nu ngeen koy tuddee xëy na duñ ci yegg si fii itam. du ma xalaat ne affaire u càggante état la Babacar ndaxte ñëpp dañu bëgg lépp lu leer ci dëkk bi loolu mënuñu bëgg lenn et son contraire. kon képp ki nga xamee ne dañu tëral leen ne kii lañ. nawetu daaw ba ren quand même monsieur le directeur général nawetu daaw ba ren ñuy wax appel d'offre comme marché passation de marché. est-ce que su ma la mënee wax ne février la ñu commencé def passation de marché bi defe naa jël nañu temps bu gaaw xam nga mënoo maîtriser toujours affaire passation de marché mais defe naa li ëpp solo mooy jafe-jafe yi am na dëgg la reconnaître nañ ko mais aussi avancée significative yu bëri am na. jafe-jafe yi am na croisé wuñu suñu bras taxaw di xool defe naa loolu moo ëpp solo inondation nag fépp lay am defe naa loolu moo ëpp solo bu ñu xoolee fan la ñu jógee loolu nit ñi dañu bëgg ñu koy wax ak fan la ñu toll tey defe naa amélioration yu mag am na école ubbi na tey gisuñu benn xale mu dem toog ci école kër di mën toog ci école di xaar loolu moom amatul mais dëgg la jafe-jafe am na démb Rufisque HLM Rufisque amoon na problème yu bëri mais li ëpp solo mooy taxawu nañu askan wi ba lépp li nga xamee ne mën nañ ko faj nañ ko. Ndate Diop. Babacar mi ngi koy wax sànq yéexaay gi ak yéex cee jóg gis nañ ni opération de curage yi ngay wax buñ koy door dañuy bàyyi bañ ni nawet bi des na ñetti weer ñu soog ko door loola du yemb ndox mi ñëw bu ñëwee fa fatoon ndox mi dootul dem. waaw imagine nga commencé ko février. nga def ko février mars avril nga pare suuf si day duggaat. bu suuf si dugaatee da nga war a obligé recommencer à zéro gis nga bés bu ñuy jàpp date ne lii bés bii lañ koy commencer dafa am fu leer fu ñu ko teg mais defe naa daan moo doon gën a yomb bu doon canalisation yi li ci warul dem du ci dem xaalis boobu nga xamee ne chaque année 10 milliards lay mat mën nañu ko jëloon dugal ko feneen boo demee ci réewu kaw yi am ñoo xamee ne toilette sax amuñu ko waaw defe naa aussi dëgg la war nañ ko def mais war nañu aussi liggéey beneen façon liggéey mooy éduquer nit ñi expliquer leen parce que loolu yàq la. duñ demee ba président de la République ci conseil des ministres yëkkati ci kàddu ne nañu baral yëf yi jël ay mesures urgentes loolu moom politique la ndax tàmm nañ sax conseil des ministres di dégg jiitu réew mi digle ne nangam nañu def nangam waaye bu ñu jógee ci communiqué conseil des ministres askan lu teg dara ci bëtam ci loolu la ñu fa wax est-ce que bii yoon mën nañu am yaakaar xëy na ñu laaj la ko rek ba xam li njiitu réew mi joxe ci tegtal ci conseil des ministres bi weesu des na ko tàmbalee doxal léegi. voilà premier président de la république mu njëkk a wax moo ñu def audit ouvrage assainissement yi lan moo tax ma wax loolu ci sama xel bu gàtt mooy tey assainissement ONAS daf koy def APIX daf koy def AGEROUTE daf koy def ADM daf koy def defe naa tegtal bi mooy li ci turu ONAS ma war a encadrer loolu xool d'abord ndax li ñu am ci ouvrage doy na xool ndax méngoo na ak ni mu war a nekk. mais seet aussi naka la ñu mënee xëy na teg cadre institutionnel est-ce que dina am wala du am ONAS lañu dénk liggéey boobu la ma mën wax mooy avant fin du mois d'octobre nañu lancer appel d'offres pour def audit technique boobu.
ci lu jëm ci wàllug collecteur bi nga xam ni moom moo jugee Hann dem fële ci ba ci Fann HLM gis nañ ni ñoo ngi fa doon jëlee ay doomi aadama ñu ni dañoo tabax ci kaw ba tuyau boobu est-ce que yéen buñ daan samp kër tabax kër est-ce que autorisation yi nga xam ni moom moo ci war ngeen ñu joxe ko ñu tabax kër yéen daa ngeen ci joxe seen avis wala daan nañ leen ci dugal ngir bañ ñu tabax ci kaw tuyau boobu. Voilà kontaan naa trop nga posé ma question mais damay ñëw ci collecteur Hann Fann ñëw ci soppi yoo xamee ne foog ñu def ko bu ñu bëggee am système d'assainissement. pour ñu leeral ko sunu mbokk yi ci wolof collecteur bi tuyau bu mag la. bu toll ci juróom-ñetti kilomètres daanaka traversé dëkkuwaay yu bëri ci Ndakaaru ndox yu bon yi fa la war a jaar. am juróom-ñaar fukki at. waaw ci fi muy jaar mooy Sicap Liberté Derklé HLM Grand Dakar Biscuiterie Fann Point E Amitié Mermoz Baobab Colobane kon Ndakaaru yëpp defe naa foofu lay jaar. collecteur bi biñ koy def defe naa fekk na HLM ñëwagul woon. nit ñi am seen kër tabax def extension mu am ñoo xam ne dañuy yéeg ci kaw collecteur bi. fan lañ jëlee autorisation kan moo leen ko may ñu def ko defe naa loolu war nañ ko gëstu. lu wóor mooy collecteur bi nit ñi ñoo ko fa fekk bon loolu mooy li am bu ñu xoolee tey am na lu ma téeméer ak juróom benn tabax yoo xamee ni mu ngi nekk ci kaw collecteur bi te lu ci doy waar mooy collecteur bi dafay dégager ci biir loolu c'est normal gaz bu ñuy wax H2S kooku bu dee ci biti ci mbedd mi lay génn amul solo mais bu dee dafa nekk ci néeg boo xamee ne dañ ko tëj bu génnee day jël bakkan te doo yëg sax loolu moo tax ñu war a jël mesure yu urgente bi collecteur bi daanoo. loolu bi Macky Sall faloo ak yow bi ñu la tabbee nga nekk DG ONAS. lan la ñu def xam ngeen ni am nañu tabax boutique mbaa kër ci boobu tiwo. te bu tojee def musiba. li tax ngeen koy wax fan yii mooy. daa am fu tiwo ba kalaate ngeen jóg mabandoo ne ñu ngi toj ak jëli matuwaay maanaam médecin après la mort da ngeen di bàyyi ba mu ne tëll rek ngeen pëxëj daw ne yéen a ngi sàkki pexe. lu tax teelu leen ko def teelu leen cee wax. waaw Babacar xam nga liggéey bu mel noonu boo koy def da ngay def étude am na 1 an am na étude bu ñu bëggoon def boo xam ne Banque africaine de développement moo ko waroon def. ñu dem ba jox ko li mu doon wax sànq ci affaire passation des marchés am kenn ne d'accord ma. liggéey boobu taxaw foofu ça veut dire qu'il y a 1 an xamoon nañ ne lii dina am ñu commencé ci liggéey am na sax su ma juumul sama collaborateur nee nañ ma depuis 2011 commencé woon nañ ko ba identifier liggéey bi naka lañ ko war a defee antuwul nag lu tax xaw ma ko nekk ma fi woon mooy li wóor mooy semaine prochaine man jël naa rendez-vous ak collectif yi population yi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu commencé waxtaan seet naka lañ koy fajee le plus rapidement possible liggéey boobu dina coûter à peu près 12 milliards de francs CFA wante ñaari bunt moo am benn mooy ñu wiiri aw ci ginnaaw bañ a laal kër beneen bi mooy ñu jaar ci kaw collecteur mais liggéey boobu ñun en tout cas au niveau de ONAS nañu commencé waxtaan ak nit ñi seet naka lañ koy mënee fajee. dans les état am na sañ-sañu jël ay mesures conservatoires en attendant ay marché di taxaw ak passation di yemb est-ce que mënuñoo identifier ñi nga xam ni toog nañ ci kaw tuyau bi fi ñu toll nii nu jël ci ay dogal tuxal leen xëy na dàmp leen. mais ñu jóge fa rek balaa làmbaay di gën a ñaaw. identifier nañ ñooñu identifier nañ xam ne loolu liggéey boobu def nañ ko bu yàgg. mesure conservatoire bi ñu jël ñun mooy bi collecteur bi tojee foofu dindi nañ fa benn boutique ak benn kër ñoo xam ne dañu nekkoon ci kaw collecteur bi du permettre nit ñi ñu liggéey. du permettre ñu defaraat collecteur bi pour continuer ouvrage bi mais di ma la wax mooy man semaine bii di ñëw dinaa waxtaan ak collectif bi ñu seet am na loo xamee ne du sama prérogative. lu bëri mais lépp état la mais nañu seet daal naka la ñuy teg kuréel bi nga xam ne amoon na pour seet naka la ñuy mënee fajee soxla yi dans les plus brefs délais. jëlee ñaari benn kër ak benn boutique est-ce que loolu doy na ci loo xam ne nii tuyau boo xam ne nii danger bi ay junni doomi aadama ñoo ci nekk ci kaw jëlee fa ñaari boutique benn boutique ak genn kër est-ce que loolu doy na. waaw contexte ban moo tax ñu jëlee ko fa lu tax ñu jëlee foofu ñu fa jëlee mooy fi am toj bi. kon dañuy xaar feneen fa mu toj ñu mën a jëlee ñeneen ñi. déedéet buñ ko defarul woon tey quartier yi ma la wax yëpp dafay mbënd ak affaire eaux usées donc dañu fa jëlee pour mën a conduite ñu réparer ko après xam nga jëlee 100 lu ëpp téeméeri nit fenn
doo ko def comme ça foog nga préparer ko nañu commencé waat daal waxtaan bi ak ñoom et puis nañ ci taxaw seet naka la ñu mën a régler problème bi ci li gën a gaaw. seen réseau bi ci boppam da ngay dem ci banlieue bu Ndakaaru fu ci mel ni Pikine nga gis tuyau yoo xam ne depuis 40 ans ña nga fa depuis 40 ans ndox ma ngay ball. bu tawee mu gën a compliqué loolu moom xanaa amul pexe itam. am na pexe Babacar xam nga dañu war a seetaat suñu système d'assainissement tey boo gisee mu taw par exemple da ngay gis eaux usées yi mélangées ak eaux pluviales yi ñun ñëpp dañu bëgg a am lu ñuy wax tout à l'égout loolu de solution ci sama xel bu gàtt defe naa audit bi peut-être mu wane ko. maanaam ñëpp branché ci égout yi mënut a nekk. mënul am parce que xam nga lu tax mënul am ñaari yëf benn mooy nguur gi benn état africain dañu copier tubaab bi dañu jël même chose ça coûte extrêmement cher tey boo jëlee Médina bii ma lay wax téeméeri conduite tuyau bu nekk fukk ak ñaata la ñuy waxee 75. juróom-ñaar fukk ak juróom. foog ñu remplacer ko parce que dafa màgget nga dem feneen Sicap c'est la même chose nga dem feneen parce que tuyau yi day màgget te dafay am durée de vie. boo nee ñëpp mënuñoo branché ci égout yi mooy faw ñu ci réew mi ñuy continuer di gas fosse. gis nga boo demee Malaisie Kuala Lumpur capitale bi boo jëlee fukki nit defe naa ñaar ñoo ci am branchement à l'égout mooy administration ñëpp ay fosse lañu fosse mooy solution pour lan benn mooy day sauvegarder environnement bi beneen bi mooy bu ñu ko defaree normalement jafe-jafe bi mooy loolu bu ñu ko defaree normalement ñaari yoon par at ngay vidanger difficulté bi ñu am fii mooy da ngay defar sa kër jël maçon mu defaral la sa fosse du ko def aux normes et puis mu bañ sotti dama bëggoon rek ñëw ci nu ñu war a defaree fosse. dafa am norme dañ koy normaliser nag justement du maçon mooy ñëw gas fosse dafa am norme. ñeneen ñu koy def kan moo war a gas fosse. du maçon de en tout cas. professionnel moo ko war a gas. professionnel même rek ma ñëw ci autorisation bi jafe-jafe bi ñuy gën a am mooy loolu. xam nga yow Babacar boo bëggee defar sa kër nga jënd sa terrain tabax mu nar la coûter 100 millions nga pare sa kër ma ne la fii kat amul égout lan ngay def. da ngay def branchement clandestin mooy nga dem foo xamee ne ndoxu fosse waru fa am ndoxu taw moo fa am nga def branchement bu doon booy defar sa kër dañ lay wax balaa ngay commencer fii amul égout da nga jël sa matuwaay bu ñu la nee fii am na égout nga jël sa matuwaay loolu def naa bu ñu ko fajoon kuy def individuellement kër di nga xam nga jël entreprise yu mag yi kenn day ñëw ne day def système d'assainissement duñ ko wax dara day dem ba pare. du am fu mu dem mu branché wu maa ngi dëkk man Mamel am na ñu fay def 14 tours immeuble boo jëlee Mamel tey kenn mënu fa branché beneen parce que système d'assainissement bi matul gis nga kooku balaa muy commencé dañ ko waroon laaj ci système d'assainissement noo koy defee bu dee dafa ne damay construire station d'épuration ñu ne ko te ñu xool ndax suuf si attan na ko dina baax bu ko mënul ñu ne ko lii comme balaa muy commencé dina xam kooku bu demee ba pare def investissement am nga ne ko doo branché lu muy def. dafay jël système am branché ko ci loo xamee ne amul defe naa bu ñu boolee woon ONAS ci ñu naan dañuy joxe autorisation de construire defe naa jafe-jafe yu bëri dina fi mën a jóge de la même chose aussi defe naa architecte yi foog ñu bàyyi leen ñu dugal seen loxo ci liggéey bi jafe-jafe bi ñu am en général mooy problème aménagement de territoire. mais yaa ngi wax ni kenn warta branché ci égout yi ñëpp mënuñ cee dem mais am na ci quartier yu bëri ci Ndakaaru ONAS ci boppam ay 20 ans ci ginnaaw 25 ans moo ñëwoon ne suul leen seeni fosse branché leen ci réseau bi tey jii ngeen ni kenn warta branché ñëpp war mun a branché ci égout yi loolu tamit moom doyul waara. 20 ans ci ginnaaw sama xalaat bu gàtt laa joxe ak li ma gis mi am ci àdduna bi c'est que amul benn nguur Afrique bu attan def système tout à l'égout amul li muy coûter dafa cher extrêmement gis nga man mi tey mi nekk directeur général ONAS bu ñu commencé defar ouvrage bu bees damay tiit xam nga lu may tiital mooy lii bu paree fan laay jëlee koom-koom pour mu mën a dox foog ñu changer doxani ci lu bëri. Babacar damay interpeller rek le directeur général Parcelles Assainies. unité 13. 93 laa fa dëkk ba léegi. am na benn point bas bu nekk foofu xam nga ko. unité 13 ñëpp dañ naan fi ndox bi di taa. 93 ba léegi jafe-jafe boobu waa parcelle ñoo ngi koy dund xanaa solution mënu fa am. solution mën am peut-être installer système de relevage li mu la woon wax mooy nañ fa dem demain ñun seet naka lañ koy mën a fajee boo amee point bas da ngay def système de relevage
mais le problème c'est que point bas lan moo koy indi loolu mooy jafe-jafe bi point bas nit en principe waru fa dëkk jafe-jafe yëpp ngi loolu chaque année taf yëngal moo fay am dinañ fa defar ñëwaat nii mais at bu jot mu njëkkaat. waaw xam nga mooy li ma lay wax sànq dañuy def arbitrage dañuy waxante dëgg dañuy def arbitrage yow parcelle nga wax xam nga Moussa Sy li mu wax keroog te defe naa sax juum na tuuti nee na pour ñu def système d'assainissement Parcelles Assainies yëpp il faut 30 milliards loolu la wax mais nooy bàyyee Parcelles Assainies ne damay renforcer li am Parcelles Assainies dem defoo lu am Kër Massar amul système d'assainissement defe naa fokk ñu def ay arbitrage loolu affaire u point bas la normalement prévoir ne naa fa dem demain ak yeneen i gox. buñ leen déggee daal yaakaar nga war mënta am ci jafe-jafe assainissement yam ci réew mi xaalis bi dafa mel ni yoru leen ko boo sàggantul at yi ñu jëm itam même chose rek coono yi mbënd ki tiwo yu ball. ba ma gàx non mënul mu ñu wax noonu tamit. defe naa avancement yu bëri am na dëgg la. boo jëlee dëkk bu mel ni bu ñu yem Ndakaaru rek. boo jëlee dëkk bu mel ni Sédhiou Kaffrine coow am na fa de mais tey ñu ngi fay dem système d'assistance boo xam ne mosu fa am depuis indépendance laa la wax. nga jël Tambacounda c'est la même chose nga jël Ziguinchor c'est la même chose nga jël Matam c'est la même chose. Kaolack de 50 ans ba 60 ans Kaolack 50 ans ba 60 ans même chose. Kaolack 50 ans ba 60 ans mosul am tey ñu ngi fay def benn projet buy coûter 15 milliards de francs CFA boo demee romb fa nga xool am na commencé na moo tax ma ne bu ñu wax dara baaxul. jafe-jafe am na d'accord nañ ci mais defe naa aussi progrès am na. jërëjëf Lansana Gagny Sakho directeur général office national de l'assainissement jërëjëf El Hadji Ndate Diop.